ca diwaanu Saint-Louis ak ca diwaanu Louga rawatina ci juróom-ñeenti communes yi nga xam ne moo ngi fay àddu PDIDAS yëngu na ci juróomi at yi ñu génn ci juróomi ponk yu am solo fexe ba wóoral suuf si taxawal lu ñuy woowee ay infrastructure d'irrigation maanaam liy indi ndox bi ba béykat yi mën ci béy fexe tamit ba daal di xëcc investissement privé yi taxawal tey jii lu ñuy woowee fonds à frais partagé fexe itam daal di sàmm suuf si ak ndox mi naka noonu forêt classée yi ak réserve naturelle yi nekk ca gox yi nga xam ne moo ngi fay àddu jéego yu am solo yooyu nag nga xam ne PDIDAS teg na ko muy dugg rek ci li nga xam ne moo ko tax a jóg muy objectif principal am mooy fexe rek ba daal di suqali agri business ñëpp daal di ci gis seen bopp fexe tamit ba daal di wóoral suuf si nga xam ne moo nekk foofee ca booru Lac de Guiers ak ca booru Ngalam. ngir def liggéey bu am solo boobu nag PDIDAS ci ñaari ponk rek la sukkandiku bu ci njëkk mooy wàllu suuf si beneen bi mooy fexe tey ji ba taxawal ay jumtukaay yoo xam ne daañu mën a defar suuf si ba nit ñi mën cee béy mu ànd ak ndox bu mat sëkk. PDIDAS nag dañu ko teg ngir jëmmal nësëru plan Sénégal émergent ci wàllu agrobusiness bi ñuy tëgg projet bi ñu seetlu ni ñaari mbir nekk na ay jafe-jafe mooy wàllu foncier infrastructure d'irrigation ci wàllu foncier PDIDAS di accompagner population yi pour que ñu mën a identifier ay offres foncières yu ñuy def ñoom ñoo koy defal seen bopp. jàppale leen aussi ba ñu mën a délimiter offres foncières yooyu def cartographier ko def bornage ak service cadastre ñu dem ba ci numéro NICAD. loolu yëpp ngir rek gën a ñoŋal suuf si. beneen fànn bi di wàllu infrastructure aménagement yi xam nañ ni zone bi ñu nekk zone bu am ndox la waaye il faut mu am ay aménagement yu yóbbu ndox mi ba ca suuf sa looloo waral aménagement yi ñu def bi ñuy njëkk a def sax comme aménagement yi ngeen gis sama ginnaaw. ci canal primaire Ngalam bi moom la PDIDAS liggéey pour gën a mën a yokk débit ndox mi ban mu mën a yegg ci offre foncière yi nga xam ne moom la population yi joxe. fexe ba suuf si daal di wóor foofee bokk na ci li nga xam ne tey jii dina yombal ñëwu investisseurs yi fii ci réew mi ngir nag àgg foofu liggéey bu am solo la ñu war a def maanaam xàmmee suuf si nga xam ne war nañ faa béy daal di koy xaatim tam ci ay kayit waaye tamit daal di ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy communauté maanaam ñi dëkk ci booru suuf soosee ba ñu mën a joxe seen kàddu. PDIDAS nag liggéey bu am solo boobu def na ko ndax boo demee ca juróom-ñaari commune ca Saint-Louis ca ñaari commune ca Louga PDIDAS fexe na ba daal di fay taxawal juróom-ñeenti bureau foncier loolu nag tax tey jii ba lu ëpp tey jii si 40,000 hectares suuf ñu daal di koy teg ci anam yu leer wóoral ko joxe tamit ci ay kayit yu am solo. jéego boobu nag ci wàllu suuf si tax na tey jii PDIDAS daal di àgg daanaka si juróom-benn fukk rek soo ci téeméer yoo jël si objectif bi plan Sénégal émergent tëraloon ci wàllum joxe suuf bu wóor ci atum 2018. bureau foncier bi nag du bâtiment rek dafa am ay information yoo xam ne dina ko jent dina jox nit ki képp koo xam ni bëgg na xam dara ci suuf wax la yoon yi nga xam ne moom ngay jaar képp ku am jafe-jafe mu taataan la wax la aussi naka la ñuy def ba saafara jafe-jafe yi. am na aussi ay formation ay renforcement des capacités mais aussi ay tàggat yoo xam ni dañ koy def pour ñëpp ñi nga xam ni ñoo sekk suuf si ñu mun cee liggéey. acteurs yëpp tey jii nii ànd nañu ci mbir bi parce que gis nañ ni jafe-jafe suuf bureau foncier bi nekk na réponse pour dindi lépp li nga xam ne mooy jafe-jafe suuf. liggéey PDIDAS moom rafetlu naa ko bu baax a baax ndax li tax ma rafetlu ko mooy dama am sama terrain bi ma amee sama terrain di ci bay dañ ma ci dimbali ndax li tax dimbali ci mooy dimbali ma ci mooy dañ ma nattal ba mu normal jàppale ma sama ay kayit bu ma am kayit du leer yu normal waaw seen liggéey wax dëgg yàlla rafetlu naa ko. bu ñu tegee côté wàllu suuf si PDIDAS mu ngi yëngu yi tamit ci beneen wàll bu am solo maanaam fexe ba indi ndox mi ci place yi nga xam ne foofu la ñuy béyee boo ñëwee ci Saint-Louis machine yi nag da nga leen gis ñi nekk di liggéey infrastructure irrigation yu am solo yooyu nag li nga xam ne moo jëm tey ji ci loo bu njëkk bi jëm ci dindi ñax bi ci curage ak yi defari tamit ay ouvrage foofee ca Ngalam ak ca ñetti déeg yu nekk foofee ñoo ngi ko war a jeexal rek ci 31 décembre 2019
loolu nag bu sottee dina tax tey jii juróom-ñeenti junni hectares ak ñetti téeméeri terre ñu mën faa béy mën fay développer tamit li ñu woowee agri business mën faa jàppale yi tamit petits producteurs yi ba ñu mën a béy ci anam bu wóor. fii si Ndiol dañ ñëw fekk fi benn pont ñu ne dañuy def beneen pont ngir ndox mu fi jaar gën a bari pont bi fi nekkoon tamit vannes yi muy bunt yi dañ koy changer def fa yu bees yoo xam ne du bloqué bu ñu paree dañuy def curage maanaam dañuy wàqali dex gi ba mu gën a xóot ba gën a mën a yóbbu ndox mu bari fii ba réserve bu Bango ci réserve bi ñu dindi ñax mi foofu focardage pour ndox mi daw bi muy daw gën a gaaw léegi à partir de foofu ñu dem si li ñuy tuddee ngalam bi aussi dañuy dindi ñax mi yëpp foofu presque pare na lépp la ñu dindi bu ñu jógee ci ngalam bi moom mooy jox 3 marigots yi nag foofu tamit dañ fay ibbiwaat beneen bunt muy beneen pont lañ fay def ndax ndox mi gën a bari pour dem si 3 marigots yi. leneen loo xam ne tey jii PDIDAS mu ngi ciy yëngatu maanaam naka la ñuy def rek ba jàppale askan wi loolu nag mu def ko ngir gën a dëgëral lu ñuy woowee agri business durable ca béykat yu ndaw yi nga xam ne seen doole taxu koo bëri. PDIDAS daal di taxawal nag lu ñuy woowee programme d'accompagnement maanaam naka la ñuy def rek ba gunge askan woowee ba seen mbéy daal di gën a mën a dox maanaam ñi nga xam ne ñoo yëngu tey jii ci wàllu horticulture. boo jëlee nag campagne contre saison bii ñu génn muy 2018 2019 li ñu fa joxe mu ngi toll ci 864 millions ñu jox ko ñaar fukki GIE ak ñett foofee ca Vélaba loolu nag liñ ci jublu mooy fexe tey jii ba yaatal seen i mbéy ci wàllu sàmm naka noonu itam ci wàllu njënd ak njaay rawatina nag ca jigéen ñi. programme boobee tamit mu ngi yëngu ci lu am solo maanaam naka la ñuy def tey jii ba former béykat yooyu ba seen xam-xam daal di gën a ñoŋ ci wàllu organisation ci wàllu administration ci wàllu gérer seen xaalis ci wàllu yi tamit technique maanaam naka la ñuy def rek tey jii ba mbéy mi ñu gën ko teg ci yoon. GIE yi ci année 2019 bi au mois d'avril produire nañu en tout cas près de 8000 tonnes de légumes bi nga xam ni ci programme d'accompagnement boobu moom la jógee. lu bokkul ak lu nga xam ni mooy formation yi noonu def surtout procédure de passation des marchés. ci projet de renforcement des capacités boobu ñu ngi mettre en place ce qu'on appelle des champs écoles de producteurs. muy approche CEP nga xam ni FAO moom moo ko indi nekk na ay barab yu nga xam ni lépp luy bonne pratique agricole fa lañ ko war a defee jàpp nañ ni les petits producteurs bu ñu demee ba am accès aux terres à des terres ci ay terres yu nga xam ne dañ ko aménager war nañu tamit produire de qualité exporter comme ni ko grande entreprise agrobusiness yi defee. renforcement des capacités le centre de gestion de l'économie rurale moom la ñu amal benn xaatim bu nga xam ni dafay former les 23 GIE donc 23 GIE yëpp former nañ leen ñu xam lan mooy GIE nan lay fonctionner. formation nag nekk na lu am solo waaye fexe tamit ba investisseurs yi daal di teg seen tànk ci réew mi te loolu nag li ci gën a mën a jàppale PDIDAS mooy tey jii fexe nag ba suuf si ni ñu koy joxee mu daal di wër te communauté yi tamit daal di ci gis seen bopp loolu nag moo tax tey jii PDIDAS daal di amal programme bu am solo ñi nga xam ne nag ñoo ci nekk mooy communauté yi ñoom tey jii ñu mën a xoolal seen bopp ñan ñooy investisseurs yi mën a waxtaan ak ñoom mën leen dalal mën leen bàyyi tamit ñi liggéey seeni suuf si wàllu woowee nag tey jii signé na ñetti accord cadre ak cahier des charges yoo xam ne tey jii investisseurs yi ñoom nee nañ daañu dugal daanaka lu mot $1 milliard ci xaalis loolu nag nar a jur junni ak juróomi téeméeri emploi ak fukk ak juróom-ñett ca commune bu Niit. ci taxaw bi PDIDAS di taxaw communauté yi bokk na ci tàggat leen ba ñu mën a jël en charge processus bi di def appel à projet mooy sélectionner investisseurs yi ci anam yu transparent appel à projet boobu bu ñu ko defee ñu sélectionner seen investisseur mën a toog ak investisseurs yi négocier ak ñoom ba egg ci signer ay accord ñuy wax accord cadre ak cahier de charge tey jii ñetti investisseurs signé nañu ak ñetti groupement yoo xam ne yi ñu ngi dans la commune de Niit. modèle bi daf fekk nun ña amoon partenaire bu ñuy wax West Africa Femme ñi liggéey ci gagnant-gagnant ba tax na tey jii moo commune bi ñu amaat beneen signature pour ñu yokkal ko ci projet PDIDAS bi à 270 hectares xam na ni loolu moom bu amee minimum moom kese dana jël 3000 emplois. ci wàllu woowee commune bu Niit
ak communauté yi nga xam ne ñoo nekk sa village bu Yaman Al Wacham Xondetal ak benn investisseur sud-africain bu ñu tuddee West Africa Farm jot nañoo nag taxawal lu ñu woy opération pilote maanaam tàmbali liggéey bi lu toll nag ci $1 milliard ci suñu xaalis ci koppar jàll na faa dugg loolu nag tax tey ji ñu daal di aménager 200 hectares daal di ko jagleel askan wi opération pilote boobu nag moo tax tey ji PEDIDAS daal di jàppale petit producteurs yi nekk foofee ca ñiit daal di leen yombale tamit jotum xaalis mi loolu nag di lu am solo ci li nga xam ne tey ji bëgg nañ ko xëccee investisseurs yi ci diwaan boobee. 25 mètres bu ne ñu ubbi la fa robinet defal la 7 moto pompe yu mag defal la ay formation ci wàllu produit defal la formation su suñu gàncax gi nan la ñuy def ba buñ ko bëggee exporter mu dem bitim réew nan lañ koy defee 200 hectares kenn ku ci nekk am ci sa parcelle te duñu coowaloo loolu yëpp ay formation la. coppeeku bu baax am na si ndax jigéen ñi daawuñu bay dañ daan def góor ñi ñoo daan bay suñu paree ñun ñu dem di fiite yoo yenu bi loolu jeex na fa léegi. canal yi ñu fi defar robinet yi bu njëkk canal la woon jigéen mënu ko woon bay léegi ba ñu defee robinet yi macha allah jigéen ñi léegi dañuy tijji di irriguer comme ñoom financement yi amuñu ko woon attan nañu woon financé léegi PEDIDAS am na lu ñuy financé ba ñu mën ci yokku ba tey. PEDIDAS avant mu fiy ñëw ñun système bi ñu doon utiliser mooy dañ daan teg fële machine ci canal à ciel ouvert dañ fa daan teg benn machine bu nga xamante ni mooy asperger ndox mi mooy xëcc ndox mi teg ci benn fug bu nga xamante ni dañ koy aménager aj ko ci kaw fug boobu nag da doon laaj énergie bu bëre maanaam da nga ciy def coono bu nga xamante ni dafay métti trop mën nga ci tombé mën nga ci am feebar yu nga xamante ni sa yaram bi yëpp dafay dagg PEDIDAS bu mu ñëwee loolu dañu ko dindil ñu aménagement bi nga xam ne da ngay toxal sa tool ubbi ndox mi ñëw nga guidé ko continuer liggéey. yombal sax jotum xaalis bi moo tax tey jii nag PEDIDAS daal di amal ca communes yi nga xam ne dafay intervenir lu ñu woowee fonds à frais partagés maanaam naka la ñuy def rek ba yi nga xam ne ñooy béykat yu amul doole yi daal di mën a leb daal di mën a liggéey daanaka juróom fukk ak ñaari bénéficiaires yoo xam ne ñeent fukk ak juróomi ay association lañ yeneen juróom-ñaari di ay PME daal nañ leen tànn ci anam bu leer daal di leen tam lebal xaalis lu toll ci $2 milliards ak genn wàll ak lu teg $300 millions foofee ca diwaanu Saint-Louis ak ca diwaanu Louga. sous projet yi 52 sous projet la 26 ci région de Saint-Louis 26 ci région de Louga yooyu yëpp boo ko boolee mu ngi toll ci 767 hectares. daanaka 800 hectares yoo xamante ni la ñuy mettre en valeur loolu noonu projet bi daan na ci joxe lu tolloo 2 milliards 800 li nga xamante ne sous forme de subvention lay nekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy bénéficier wu ci projet yi ñu ngi ko xayma ci lu tolloo 3200 bénéficiaires ci 3200 bénéficiaires yooyu noonu 850 yi daanaka ay góor lañ. 1100 yi ay jeunes lañ yeneen 1200 yi ay jigéen lañ. 7 hectares lañ ma financé subventionné 7 hectares boobu nag liñ ci fas yéene bay mooy lu ñuy wax mbayum dér comme président dafa am programme bu mu teg muy programme autosuffisance dégg nañu autosuffisance en riz waaye léegi ñu ngi ci autosuffisance en oignon autosuffisance en pomme de terre comme ñun ci développement la ñuy yëngu. ñuy def maraîchage ñu xalaat ñun ci 7 hectares yooyu fas nañu yéene jël 4 hectares yi def ko oignon 3 hectares yi bëgg nañu def 1 hectare pomme de terre yi ci def ñu diversifier ko def melon def kanje def kaani. PEDIDAS yamul foofu ndax xam ngeen nag àll yi ko wër dafa nekk lu am solo ci projet bi moo tax tey jii daal di nañ fexe rek ba tëral juróom-ñetti plan yoo xam ne moom naka la ñuy def rek ba sàmm àll yu am solo yooyu la moo tax it PEDIDAS daal di koy amal tamit ci anam bu wóor boo xam ne daf ci boole ñëpp daal di ciy waxtaan mu nga xam ne ñoo nekk ci administration ñi nekk service des eaux et forêts ñi nekk ci askan wi di communauté riveraine yi ak réserve naturelle yi ñooñu nag daal di waxtaan daal di joxe seen kàddu daal di tamit tàmbali sàmm yi nga xam ne mooy aire protégée yooyu ñu daal di organiser seen bopp nag taxawal lu ñuy woowee tey jii juróom fukk ak juróom benn comité de gestion villageoise ak 8 associations intervillageoises yoo xam ne tey jii seen liggéey loolu rek. PEDIDAS dafa tànn 7 forêts classées ak ñaari réserves naturelles yi nga xam ne ñu ngi nekk ci presque 9 communes d'intervention yi. li ñu ci bëgg mooy ñu ni comme dañu bëgg a rattraper yàqu-yàqu yooyu di am ci aménagement yi nañ dem ci aire protégée yi ñu participer
un peu ci ñu gën ko mën a gérer gën ko mën a ñoŋal bu ñu mënee sax ñu dem ba nga xam ne ak population yi ak service eaux et forêts dañ dem ba nga xam ne gàncax ga fa nekkoon ak mala ya fa nekkoon dañuy gën a yokk ci loolu am na activités yu bëri yu ñuy def am na ay parcelles de mise en défense yu ñu war a mettre en place ci lu yàggul mais dina am aussi ay formation yu nga xam ne population yi seen bopp ñoom lañ koy jox nan la ñu war a defaree des pépinières nan la ñu war a planter ci àll bi dinañ tamit def bornage ba nga xam ne ku ñëw booy def délibération ci commune bi wala booy waree dagg suuf pour dëkk wala pour leneen di nga xam ne fii du bokkul ci espace bi nga xam ne loolu lañ ko war a def. buñ ko tënkee rek ci juróomi at yi ñu génn PETIDAS moom def na jéego yu am solo ndax daal dina taxawal ay jumtukaay yoo xam ne tey jii mën na tax nit ñi am suuf daal di am ndox daal di béy ci anam yu wóor PETIDAS tax na tey jii baskan wi daal di mën a tànn mën a waxtaan mën a tam signé ak investisseurs privés yi PETIDAS tax na tey jii ba ñi nga xam ne ñooy petits producteurs ak PME yi daal di mën a jot financement ci anam yu yomb PETIDAS fex na tey jii ba àll yi nga xam ne ñoo nekk ci domaine d'intervention am yëpp daal di nañ leen sàmm daal di leen tam teg ci anam yu wóor PETIDAS fex na tey jii ba suuf si ñi koy joxe ci anam lu leer naka noonu tamit ndox mi fexe na tamit ba yokk capacité yi nga xam ne ñooy béykat yi nekk foofee loolu nag jox yeneen xar kanam gox yi nga xam ne tey jii PETIDAS teg na fa tànkam te tamit jàppale bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee béykat yi ndaw yi dugal leen ci lu ñu woowee agri business bu am solo.